la jëmale ci leneen lu nga xam ne junj naa ko ci ndorteel li sa Sédhiou tëj tépp mbindu mi ci liste électorale yi ci xeexoo bu metti la mujj ndax nag waa Pastef foofee dañoo gis ne lu ëpp fanweer ci ay doomu aadama dañ leen jële ca Ziguinchor bëgg leen ñu bindu foofee sa Sédhiou te ne nañ mukk du sa dal si janoo ak taskatu xibaar yi ni ki démb ñoom ñooñu Ousmane Sonko yi commune bu Sédhiou jot nañu ñaawlu lu ni mel ñu ànd Cheikh Ibrahima Diallo. ci Sédhiou ay militant Pastef ñoo joxoñ baaxam tuuma Ndeye Degene Deme présidente Sirène yu Abou Diop xamle nañu ni moo jëlee ay électeurs ci Ziguinchor yu mu bind ci Sédhiou situation bu taxoon ba jaamarloo am bu atterrir ci police. boobu dafa jógee Ziguinchor ñëw mu indi ay nit ñu toll ba 32 personnes. nit yi ñëw nii pour bindoo ci liste Sédhiou ñooñu duñu ay Sédhiouis ma xool seen kayit bi gis naa ne effectivement signature maire bu Sédhiou moo fa nekk ci seen récépissé de résidence dëggantaan kan moo leen indi fii nii ñu ne seen responsable politique kon seen responsable politique dégg dem boobu dafa jël ay xale ñoo xamee ni ñu ngi juddoo Adéane nar a voté Boucotte Sud kii juddoo Ziguinchor nar a voté Boucotte Sud ñu indi leen fii nii donc cas yooyu moo xew fii Sédhiou. pour Youssouf Biaye mi yoroon seen i kaddu gannaaw Ziguinchor am na sax ñu bàyyee ko ci département bu Goudomp. ñu ngi jógee Karantaba dëkk bu ñuy wax Karantaba ci département Goudomp la nekk ñi jógee ay Djinaki ñi jógee Ségafula suñu maire sortant bi moo xam ne daal vraiment jeexal na dooleem mu ngi bëgg a nekkaat encore ci boppu Sédhiou ak électeurs ñoo xam ne ni dëkkuñu Sédhiou. ci bu ñu ko interpellé ci tuuma yi lee Ndeye Degene Deme xamle na ni yéegul te jegewul fekkee moo ko ci boole te itam électeur bu nekk am na sañ-sañ bindu fu ko neex ci élection yi ñuy dëgmal. alors El Hadj ban jàngat ngay def ci mbindu mi bu ñu ko dooreex léegi ñu ngi xamal sax tey la war a jeex coow li bari na ci lool. gàcce rek. parce que foogoon naa ne lii xewi na transfert d'électeurs. parce que bari na ay maire yu falu ci seen mandat yi di jeex nii te ci noonu la ñu faloo woon donc xam nañu ni Sénégalais yi comprendre nañu loolu. ñi juddoo Tentebab xam naa leen ñi juddoo campement xam naa leen mais xawma ñu juddoo Fongolimbi bu ñu leen indee Ngexo dinaa xam ne kii dëkkul Ngexo bu ma ko dee doomu kan nga bu ma nee mën la doomu diw moom fu mu nekk yow mën naa xam. parce que même bu dee ville mënut a tey nit ñi ba léegi dañuy identifié wu xamante nañ. donc transfert d'électeurs mooy système boo xam ne dafa ñaaw te boo seetee di début à la fin nag bari na ay njuuj njaaj ay jalgati yoo xam ni maire Benno Bokk Yaakaar yi def nañu ko ci ay localités yu bokkul ci mbindu mi ci bañ a joxe certificat de résidence ci wote taxas genn wet alors que ñoom xamuñu ni déjà def nañu ñi amoon ñaari mandat ci ñoom def nañu ñetti mandat ñi amoon benn mandat ci ñoom def nañu ñaari mandat parce que déjà bi ñu waree woon jógee seen toogwaay ak léegi mat na ñetti at mais nañu sant yàlla tey bu ñu normal loon sax ci ñoom mën nañoo sax tànn ñeneen mais ñoom waruñu woon a xëccooti parce que lu ñu deful woon ci seen mandat yi dootuñu ko def parce que seen mandat yi mujj yi amul benn contrôle lu leen neex la ñu doon def transfert d'électeur bu ñu koy wax Birahim moo di yow yaa jëlee say nit sa àll ba ñu dëkku ca gox ba ñu ñëw votel la waaye nag du askanoo ci boppam ñoo la votel mais ku wóolul sa bopp mooy def loolu c'est-à-dire que fépp foo dégg ñu mais Sénégal ñaata commune a fi nekk ñaata 500 et quelques mais ñaata commune nga dégg ñu bari ñu am ay coow peut-être que bu tolloo ci 25 du ko dépasser c'est tout simplement que ña fa ne ñoo wóoluwul seen bopp bu dee opposition wala bu dee pouvoir li ci ëpp pouvoir la ñuy nekk wala ñu bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar wala mu doon maire boo xamee ni moom def na fa diir jàpp na ni moom bu ñu demee ci ay élections yu ñu dëgmal boo maywul li mu soxla muy toogaat fa du mën a nekk ñooñ ñooy def transfert d'électeur mais Mambay il faut quand même rassurer Sénégalais yi ni transfert d'électeur lu mu bëri tey bu dee benn commune boo xamee ni wala benn arrondissement boo xamee ni li fa nekk ci doomi aadama mutuñu 10 000 mënoo faa transférer lu ëpp 500 wala 1000 élection bu ñëwee du tee ñii buñ la waree daaneel ci wàllu carte dañ la daaneel ci wàllu carte parce que mënoo fa def transfert bu dul jeex est-ce que tu sais que malgré ce qu'on peut dire transfert d'électeur boobu ñuy wax c'est pas illégal non ak lu ñu mën wax c'est pas illégal xam nga may lan man Birahim Touré ma dëkk Fongolimbi ma xëy ne ni dama bëgg dem bindu ji Sacré-Cœur wala fii ci Mansour Diop Ngexoox ci Mansour mënuma ko xañ sama droit la ma ne fii laa dëkk mais du ma voté fii laa dem voté organisation bi nag moom moo posé problème parce que da ngay jël ay nit jël seen i carte d'identité wala jël seen i certificat de résidence taxañ ko bu mu toll ci 100 wala 200 nga jógee Fongolimbi dem Ngexoox foofu la ñuy ñaaw bi mu ñaaw la ñuy wax mais bu dee ci wàllu légalité mënoo ne ni diw
amoo sañ-sañ dem voté di voté fee tant que kayit gi rek mi yor nga ko te et puis mu nekk ci yoon nekk sénégalais waaw nga nekk sénégalais ayca ñëwaat du jëmale ni ma leen ko waxee it ci ndorteel li coalition Yewwi Askan Wi conférence des leaders bi démb la ñu amal seen am ndaje jot nañu nag waxtaan seen biir ci ay ponk yooyee bokk na ca la Bougane Gueye Dany tegoon ci table ji wàllum couleur bi naka la nit turu li nga xam ne mooy coalition bi ñoom ba ñu dajee seen biir nee nañu loolu yëpp duñ ci soppi dara kon nag dafay neex Bougane mu toog neexu ko rek mu daal di dem ñu ànd Cheikh Mouhamed Diop. conférence des leaders bu coalition kujje politique bi di Yewwi Askan Wi mel ni rek ci seen ndaje bi ñu doon amal examiner nañ kaawu Bougane Gueye Dany si ñëwoon rek sous réserve ndax rek ay discussion yu ñu waroon amal ñeen rek tour couleur waaye itam logo wu boobule coalition mu mel ni nag boobule réserve leader yi fa nekkoon yëpp rejeté ko kon nag symbole yooyu le amul lenn lu ciy soppeeku ñu bootu nag ci boobule coalition di fësal ni rek Bougane Gueye Dany ci boppam kon jamono ji libre na confirmer sans réserve wala sax retirer li nga xamante ne rek moo di signature am ginnaaw loolu waa conférence des leaders bu coalition bi jot nañoo examen itam déggoo bi ñeel organisation structuration fonctionnement boobule coalition waaye itam règle yi ñuy investir ci élection yi ñu jëm yépp ñu fas yéene sax door ci àllarba bi lu ñu duppee processus d'implantation coalition bi ci commune ak département yi ci Sénégal yépp ñuy woo itam ñi nga xamante ne rek ñoo nekk ci base bi ci ñu wéyal rek supervision bi waaye itam sensibilisation bi ñeel liste électorale yi te fexe rek déggoo am ci investiture yi waaye itam ubbeeku ci yeneen entité yu kujje politique bi ngir rek ñu mën a am ay liste yu bëree bëri te mën a gañ rek jongante yi nga xamante ne rek ci lañ jëm. aca ma ngoog di jégalu du Mohamed Diop kon nag Safiatou Bala moo ñu tënkal la mujjantaloo si ndajam coalition Yewwi Askan Wi ñooñee ba ñu paree seen ndaje njiital gëm sa bopp moom seen coalition bi amal nañu ak janox taskatu xibaar yi ñoom it dëggal ne kon war nañu ginnaaw génn nañu ci coalition Yewwi Askan Wi fës kenn demal seen bopp si jongante gox-goxaan yi ñu dëgmal ñu ànd ak Cheikh Fatou Lambe Diop Babacar Sow. lu ñu def sans man dañ koy def contre man mu position bu grande coalition gëm sa bopp ci biir Yewwi Askan Wi moom Bougane Gueye Dany ak coalition daal di wan ginnaaw Khalifa Sall ak ñamu àndal. c'est que c'est fait à dessein moom Khalifa Sall mu ne duñu continuer di discuter ci loolu kon Bougane jàppal ne mësuloo signé. ma ne ko kon jàppal ne musuma signé am yàlla ñàkk yàlla nañu jàpp ne à partir de ce moment gëm sa bopp la grande coalition gëm sa bopp bokkatul ci coalition bu opposition boobu. mi la jàpp ne li gën a firndeel ne décision bu baax la jël mooy Yewwi Askan Wi ni mu nar a doxalee coalition bi. am na lu mu defar parce que. ci biir structuration bi ñu proposé tey ci biir coalition boobu ñu tuddee Yewwi Askan Wi dañoo ñëw jàkkaarloog chef de parti yépp ne leen présidence su coalition Yewwi présidence tournante la déglu li may wax de ñu ne présidence tournante la waaye ñi sooke mbir mi maanaam les initiateurs ñoom donc ñooy nekk ay président dañuy taxawal jàkkaarloog nit ñi chef de parti yi fa nekk yépp jàkkaarloog ñoom di liir ne leen bu ñu yeggee ci investiture dafa am droit de préemption maanaam commune bii gëm sa bopp moo ko gañe woon moo fa nekk fa maire kenn du fa tànn candidat ñoom ñooy njëkk tànn balaa kenn di tànn. gëm sa bopp di wax ne mi ngi waajal élection locale yi. danañu dem ñun ci bannière la grande coalition gëm sa bopp. teewul nag tàllal nañu suñu loxo ñëpp. itum grande coalition gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany di wax nag li mu bëgg mooy Macky Sall daal di jóge ci nguur gi waaye nag loolu du tax rek ñu koy joggati. dañuy desandi ak Bougane Gueye Dany ba ñu ko laajee ndax moom Macky Sall lay liggéeyal ay ree daf koo jàpp ba noppi di xam ne kon loolee ay tuuma képp la jarul sax tontu ñu teewlu ay kàddoom moom Bougane Gueye Dany. ñi koy wax sax gëmuñu ko mais malheureusement Sénégal léegi nit day fen ba gëm ay fenam. gor pire booy wër gor boo yegsee ci man mun ngaa dëpp parce que su ma la waxee suba laa lay kil bu boo nga préparé. il faut que nit ñi bàyyi soxor ñiy wax Bougane pion Macky la mais jox ma yow ci sa bopp ban acte la posé bu tax nit mën a wax loolu du sama jëf du sama doxalin
du sama démarche lañ ma commencé dégg 2019 ba fi may wax ak yow nii amatuma compte bancaire sama compte yëpp tëj nañ ko musuma koo wax waaye kon man ñàkk naa fayda man dinaa ñàkk fayda ànd ak nit muy tëj samay compte dinaa ànd ak nit ñàkk fayda muy tëj suma télé. alors El Hadj gis nañ Bougane Gueye génn na wala sax coalition gëm sa bopp génn na ci coalition Yewwi Askan Wi coow li bari na jamono ji ku jëkk politique gi. c'est-à-dire que Mambay man leen dong laa mënta gëm ci Sénégal. da ngay ànd ak man ci force wala nga nekk sama noon te ñun ñëpp ñu nekk ci opposition bi ñi féete ak Bougane ñi féete ak Sonko ñi féete ak Khalifa Sall Sénégal réewu démocratie la kenn moom ko. bu fekkoon te woon ni nit day xool ni fu ko neex mu xool fa Macky Sall xooloo waa Sénégal fu ko neex ñu xool fa te xooluñu fu Macky Sall xool nañu bàyyi ku nekk am na liberté am. ci coalition bi ko convaincre mu dugg ci biir bi ko convaincre du fa dugg waa PDS dañu leen annoncé woon ci les 4 grands. ana ñu est-ce que bokk nañ ci wala det et pourtant saaga wuñu leen man gëw ma gëm sa bopp xaajuma caa bokk xëyuma liggéey ca mais Bougane est libre yaa xayti mu laana libre na dëgg-dëgg magum jëmm la nekk Sénégal mais bu ko neexee du ànd ak du bokk ci coalition bi mais pourquoi acharnement bi aussi dunduma gëm sa bopp laa wax man gëwuma programme gëm sa bopp bokkuma ca comprendre nga jëluma sa appel Bougane man mais nag dëgg bu jotee dañ koy wax. xam man liggéey moom boole ak moom acharnement bi moo dul dëgg Birahim a le droit de créer son mouvement Mame Mbaye a le droit de créer son mouvement te du bokk ci coalition bu. Yewwi Sénégal. sañ na ko. nañuy di respectante ci wàllu idée ak xalaat. parce que Macky Sall mi jiite réew mi mënuñoo xolloo fi ko neex. kon du forcément ku nekk ci opposition bi da ngaa war a nekk ci Yewwi Sénégal Yewwi Askan Wi wala ñu tam la wala ñu saaga la. moom nee na ànd ak Macky Sall mais fen du yàgg. suba ginnaaw suba ko yàggul. ñi ko accusé ay tëb amuñ ci benn preuve. nañ toog di xaar moom mi amuñu preuve ci li mu wax. nañ toog di xaar en tout cas képp ku nekk tëb yaa daas paaka jox ñu les reines de Sénégal. parce que nit ñi ñun gëmuñu leen de ñiy def politique ñëpp a ci yam. man gëwuma leen man li ma gëm mooy ci seen ay discussion ba ñu commencé ak léegi jigéewul 1 mois gisagoo kenn ci seen ay discussion ku ci wax ceeb bu cher bi. moment bi dund gi yokkoo. moment bi askan wi manifesté moment bi askan wi nekkee ci inondation bi man gëwuma leen ñoom ñëpp xam nga ku ma gëm peuple bi ak souffrance bi ñuy dundee. tey dañu wàcc ci mbedd mi ñoom opposition bi def manifestation génne ay amendement interpellé président de la République pour mu indi solution. te ñu bàyyi tamante bi nekk bi ñuy def ak seeni ay militants yi di saagante. gor du saaga gor doo wax ci moom lu la wóorul doo ko tuumaal na ku nekk def choix am jëm fu ko neex. man tey bu ma fekkoon damay tànn ci wàllu choix politique mën naa wax ne man militant pur la. et je me réclame comme militant pur mais je suis apolitique. gëwuma politique sànni jiwuma xob sànni jiwuma carte élection présidentielle ba présidentielle lay voté parce que présidentielle la mais du tee bu wax dëgg jotee ñu wax leen dëgg. bàyyi leen nit ñi ku nekk def choix am fu ko neex te ku nekk joxe xalaatam. mënoo nekk fongi limi wala nga nekk sëgi bandankoro après yow sa benn téléphone acharné wu ci kaw nit saaga ko ba doyal taxé ko lu nekk te mu nekk gor te mu nekk borom njaboot te ñu bokk ñun ñëpp Sénégal mais ku nekk tëb balaa am ñetti yoon dina feeñ ça n'engage que toi. En tout cas sénégalais yi sonn nañu te kenn moomu leen. Birahim ndax coow li jaar na ko fi ndax nag muy coalition Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi gëm sa bopp wala CRD di opposition bi coow li législative wala locale yi ñu dëgmal dinañ xam dëgg ani kan moo man morom ba. xam nga coow li ndax jar na ko finalement coow li jaru ko parce que je dis Mbaye xam nga ñu ngi koy coow tey journaux yi bind ko mais fii léegi week-end bii lundi prochain nit ñi ñu ngi ci leneen lañuy nekk ci beneen actualité mais xam nga mooy li am importance tey mooy y a un choix que l'opposition doit faire def na ko ci lu bëri xam nga dañuy wax Yewwi Askan Wi wax coalition gëm sa bopp wax am na yeneen coalition gox yu bees am na yeneen coalition Maître Abdoulaye Tine taxawal na coalition ñoom Abdoul Mbaye taxawal nañ seen coalition mais boo xoolee somu coalition yooyu yëpp bokk ci opposition bi ñoom ñëpp benn objectif la ñu am benn la ñu bokk mooy seen objectif mooy daaneel ñi nga xam ne ñoom ñooy ay maire bokk Benno Bokk Yaakaar maanaam ci nguur gi ñu jële leen ci fu ñu nekk bu ñu ci jógee dem ci ay élections législatives bu ñu ci jógee dem ci ay élections présidentielles mais objectif bi nga xam ne ñoom ñëpp dañ ko bokk malheureusement ou heureusement dañ naan c'est vrai que en politique additionner moo gën soustraction
nga yokk ay nit moo gën ngay wàññi ay nit mais le plus important mooy objectif bi ñu am ñoom ñëpp ñu bokkandoo benn objectif. ñu demante ci seen biir. ñoo bokk opposition bi ñoo ko bokk. ala kulli ñoo bokk opposition bi. ku nekk da nga bëgg demal sa bopp mais ay la yoon ku ci nekk am nga sañ-sañu demal sa bopp c'est juste que dafa am ñoo xam ne ils se sont sentis trahis par séparation. je ne parle pas de Khalifa Sall ñu bari xam lañ lan lañ gisoon ñaar ñii bu ñu àndee yëngal Benno Bokk Yaakaar muy Ousmane Sonko ak Bougane Gueye Dany quoi qu'on puisse dire ñu bari loolu lañ jàppoon. ñii ñaar ils sont jeunes ils ont de l'ambition am nañu mbooloo ci seen ginnaaw ñaar ñii de seen ànd moo ñu gënal seen tàqalikoo léegi bu fekkee ne tàqalikoo dafa am peut-être ci cadre benn coalition du ñàkk te loolu c'est tout à fait normal et légitime ñenn ñi seen xol. ñaaw ci wala mu indi fitna parce que dañuy jàpp ni ñaar ñii dañoo waroon a ànd waruñu woon a tàggu dañuy tudd ay Khalifa Sall maa ngi koy wax sànq du ci lenn coow li du diggante Khalifa Sall Bougane wala